asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu ngeen toll ci àdduna Khadim Gueye le Saint-Louisien dellu si na ak nouvelle bu neex waay lu xew ak fan lay xewee Brescia lay xewee le grand bal su ma nee grand bal nag moom xam ngeen kan laay wax mooy doomi ndey soxna jooju ak Ilimaan kañ la le 17 août 2024 inchallah rabbi foofu ca Brescia pour la première fois Youssou Ndour ak le Super Étoile au grand complet ñëw bégal sénégalais yi rendre hommage ki nga xam ne si mooy son frère le grand journaliste Idrissa Sané yàlla na suuf sedd ci kawam Hadija Sané ak famille wu Idriss yépp ñu ngi leen bay xaar ñu ànd ak Youssou Ndour toroxal seytaane foofu toj dellu leen fàttali date bi le 17 août 2024 ca Brescia infoline bu dee numéro italien la 347 997 63 36 wala 00221 77 729 12 62 wooteel ci numéro yooyu jënd bi balaa gaaw bala muy jeex waaw kay entrée ba nag normal 70 € la VIP 165 €, balcon 110 €. kon nag gars yi woote leen jël léegi billet bi bala mu yeex góorgóorlu rek kon sama gars yi rendez-vous bi le 17 août la hommage à Idriss Sané Youssou ak le grand bal Super Étoile ñoom ñëpp wàcc si Italie gi ñu bégal leen ci été bi plein air lay doon nag wooteel ci numéro bi bu la neexee ñu téyel la sa table nga ñëw toog ndànk jàkkaarloo waa ji le king mu bégal leen yëngal Italie waaw kay ñu toj ko rajax sama waa ji nee na namu ca yabu ca ku mu ca ba ma mëjal kon nag gars yi foofu laay yam lépp nag à partir de 19h lay am foofu ca Brescia kon nag teel leen a jënd seen billet moo gën a wóor de ngeen teel a ñëw am place yu baax jàkkaarloo gaynde gi mu toroxal seytaane I'd like to introduce Mr. Youssou Ndour to the stage, please. Thank you. Yes, sir. Special. This song is dedicated to all the children around the world. asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu ngeen toll ci àdduna Khadim Gueye le Saint-Louisien dellu si waat na sama maam daf ma doon wax ne dige bor la
xam nga ci vidéo bee ma def démb maa ngi leen ciy wax ne leen dinaa dellu si def benn spécial Youssou Ndour le king le roi ki nga xam ne si moo yóbbu turu Sénégal foo xam ne si vraiment ni ma leen ko waxee benn président de la République yóbbu ko fa kooku nag moo ñëwaat tey war a def tournée bii ci Europe war a ñëw ci tournée bi mu réservé ci benn date muy le 17 août comme ni ma leen ko waxee ci Brescia di fa rendre hommage son frère comme ngeen ko déggee ci pub bi muy Idriss Sané mu doon journaliste bu mag boo xam ne nekkoon na fii mu doon référence ci képp koo xam ne africain nga képp koo xam ne sénégalais nga ci Italie nga di fi dund. Idriss nekkoon idole, Idriss nekkoon référence, Idriss nekkoon koo xam ne si vraiment ñun ñëpp daf doon bëgg ci moom bu taxawee ak ni mu doon taxawoo Afrique ni mu doon taxawoo Sénégal. Donc yàlla jëlee ko fii ñu koy ñaanal suuf sedd ci kawam comme noonu ma leen ko waxee woon fële. Voilà tey jii nag comme ni ma leen ko promettre ne la leen diggee bor la waaw kay tey nag ma ñu war a def spécial bi ngeen war ci bàyyi xel da ngeen xam Idriss famem doomam tey ji invité naa ko invité son petit jeune frère boo xam ne si vraiment moom tamit kuñ xam la ràññee ko fii ci Italie ñoom la dajal tey pour ñu waxtaan ci li nga xam ne si mooy li war a xew ca Brescia ak hommage bu nga xam ne le roi le king war na ñëw ba fii réserver ko journaliste boobu xaritam frère am collaborateur am ak lépp muy Idriss Sané. Donc ki ma leen di jëkk a présenté nag mooy son jeune frère muy Pape Sané. Pape maa ngi lay nuyu di la ziar di la dalal ci Khadim Gueye TV. asalaamaaleykum Khadim maa ngi lay delloo ziar di la nuyu di la remercier ci invitation bu ñu defal tey ak honneur bu ñu jox franchement si li ñu woote tey pour ñu mën a témoigner li le king bu nga wax noonu Youssou Ndour ce grand chanteur hommage bu mu bëgg a rendre notre défunt frère muy Idriss Sané. Donc kooku moom frère la jeune frère u Idriss yàlla na yàlla yërëm ko te yeexe ñu yàlla na yàlla seddal suuf ci kawam. Invité aussi ki nga xam ne doomam la parce que nañ tungu ni du teew ñuy nataal mënu moon a invité frère ba te doomam di dund doom ji nag benn affaire dina am na loo xam ne dana ko dégg ci wolof am loo xam ne si bu ko déggal aussi ñu wax ko ci italien donc après dañ leen traduire lépp loo xam ne si wax na ko. Adine Sané maa ngi lay nuyu di la ziar come stai Adine? Asalaamaaleykum. Waaw. Waaleykum salaam. Bene, grazie. E tu? Tutto bene? Io bene. Naka def? Ça va, alhamdulillah. Ah, mu ngi noonu. Allora, non so come dovrò fare perché sono contento sinceramente che del Wolof ne capisci, ma credo che il discorso totale in Wolof sarà difficile, però ti verrò incontro. Difficile. Ecco, allora faremo in modo che le domande le faccio in italiano, poi le risposte andrò a tradurle in senegalese e in Wolof, ok? Sei d'accordo? Va bene. Sì. Baax na mu ngi noonu tutti poi ti dico una cosa, tutto quello che sai dire in Wolof dillo, poi il resto ci penso io, ok? ok Pape Sané Pape maa ngi lay sant vraiment di la gërëm ok di gis sa taxawaay gis naa ni nga taxawoo sa mag gis naa sa mag li mu représenté woon avant tout bala ñuy wax ci Youssou mi war a ñëw di ko rendre hommage fii lan nga ñu mën a wax ci sa mag jooju. Khadim nag loolu moom exercice bi dina xaw a metti dina xaw a yomb mais nag comme on dit rek wax ci sa mag ak wax ci sa ki la jege. mën nga gën a yëkkati voix bi tuuti Pape. moom day neex a wax. ndaxte bu weesoo mu doon sama mag dafa nekk aussi
diggante bi moom day taaw may caat diggante bi figure paternelle dafay am voilà ma tel que fekk si fii il y a 30 ans fekk na boobu moom ñëw na fi bu muy nekk xale parce que daanaka moom je ñame naa wax ni il a vécu plus de temps en Italie qu'au Sénégal nga xam ne bi mu fiy ñëw il n'avait même pas 19 ans sa àdduna yëpp fi nga ko defee donc kooku mënoon nañu jàpp ni dëkk buñ ko denc nii tey muy Italie daa daan léppam voilà donc Idriss doonoon na ki nga xam ne franchement man keroog bu mu wàccee bu ma ko mënoon témoigner mooy humanité nit ku fonkoon doomu aadama la émotionnel xarañoon loolu si lu mu doon def parce que c'était un daanaka ñu jóge woon ay génération Sénégal bu indépendance boobu ils étaient tous des littéraires daanaka ay doomu Senghor la ñu woon Senghor tàggat leen si mën wax si mën bind maanaam ñu doon daal de vraiment des communicateurs et puis doon tamit ay nit ñi nga xamoon dañ leen tàggatoon si li Senghor daan joxe comme philosophie mooy la rencontre de l'universel maanaam africains yi indi seen émotion ak seen i yeneen jëf bu ñu dajeex le monde occidental ñu war ko mën a échange culturel boobu moo waral jabootam bi mooy jabootu métissage bi donc ba tax na ni moom bokk na ñi nga xam ne vraiment bokk na ci pionniers yi nga xam ne loolu jëmbat nañ ko mooy fameuse philosophie Senghor boobu donc nag mu amuloon xàjjax seen ci doomu aadama muy chinois bi muy japonais bi muy sénégalais bi muy guinéen bi muy somalien bi lii c'était la rencontre avec lui c'était la rencontre de toute une communauté voilà ba keroog giseen nañu bësam sax ñëpp ko si wuyu parce que dimension boobu la amoon ci dundam ba tax na ni moom sa gentillesse sa courtoisie dafa débordantoon lool daanaka ñu njëkk xam rek loolu ngay njëkk gis si moom nga xam ne nit ku oyof nit ku vraiment nit ku baax daal voilà nit ku baax te mën a sonn si doomu aadama loolu moom mën naa ko seet parce que du man rek je prends à témoin sama jëmm ji def nu mu bokk ak waaw weesu waaye mais génération bi mu fi kon dajal bu mu fiy ñëw en 72 ak ñeneen ñi nga xam ne man bu ma ñëwee dama ko si fekk une maison à remplir xam ne samedi week-end day bëgg kër gi fees dell ki doomu aadama parce que moom daanaka ñun dañuy juddoo si loolu mais moom mu ñëw nag fu mu dem nag mu yóbbaale loolu këram dafa daan remplir de monde lépp rek muy togg di joxe waaw su jukko Baye Fall boobu togg di joxe te balaa muy kontaan rek bu ko joxee rek ñëpp kontaan gaa yi kontaan gaa yi loolu c'était ça Idriss ndeysaan donc di la remercier ci loolu ñu dellu ci doom ji Adine maa ngi nii. ok yaa ngi noonu yow lan nga xalaat ci sa padre cosa pensi che ricordo hai di tuo padre che ci puoi testimoniare come ha fatto tuo zio adesso ma laaj Adine lan ban rappel la am ci papam ak lan lay fàttaliku ci baayam loo xam ne comme ni ko ne yaayam ji defee mu won ñu ko wax ti ascoltiamo. Sicuramente ho molti ricordi con mio papà, ovviamente, essendo poi io la sua preferita, la sua figlia più piccola. Ovviamente abbiamo passato molti momenti insieme. Il ricordo più bello che ho di lui in realtà è l'educazione che ha lasciato a noi figlie, è un'educazione molto piena di principi, di valori,
e soprattutto ci ha insegnato ad aiutare sempre gli altri e credere tantissimo in noi stesse. Fermati, E perché adesso ha ascolta, 4 figlie femmine. fammi fare la traduzione, perché se mi fai un monologo poi dopo perdo altre cose. Allora moom nee na Waaw. li mu fàttaliku ci papaam mooy li ci ëpp importance mooy yar bi mu leen yar, mooy di dimbali képp koo xam ne ku néew doole la, di gestu ñi nga xam ne amuñu mënuñu. waaw loolu dafa nekk lu rafet loo xam ne def na ko ci moom mi ak ñi nga xam ne si ñoom yàlla da ko may, ñoom doom yi ko yàlla may yëpp ay jigéen lañ. loolu la Idriss def ci doomam yooyu, mooy générosité boobu, mooy ubbeeku boobu, ak dimbali képp koo xam ne si néew doole la, yar boobu. ki nga xam ne si moom nee na moom mooy caat ma, parce que Aline moom mooy moo mujj juddu, donc moom mooy caat. te caat niñ koy waxee dañ koy reewal. caat moom la gënoon amal confidence, moom la gënoon di nekkal, di waxal. ok, donc Aline vai avanti. Quindi ecco, dicevo, i ricordi principali sono questi, però soprattutto il ricordo più bello che ho di lui come uomo, non come padre, ma come uomo, è appunto il suo essere così unico, inarrivabile, il suo modo di essere così vero, è quasi impossibile trovare al mondo d'oggi una persona vera come lui. Ok. Qualsiasi cosa pensava la diceva e non aveva paura di niente, Ok. e lo diceva in modo gentile, senza mai offendere. Questa è la più grande ammirazione che ho nei confronti di mio papà. ok, nee na papaam moom li ko gënoon neex ci moom, waxuma la sax lim nekk baayam ak yar bi mu ko yar ak lim def ci moom, mais li ko gënoon a neex ci papaam mooy lim représenté en tant que homme, góor. voilà, koo xam ne si xaw ma nan laa ko mën a waxee, mooy nit ku dëggu. nit ku dëggu. voilà, ok, comme ni nga ko waxee, nit koo xam ne lépp lu mu xalaat daf koy wax ak ni mu ko xalaatee la koy waxee. waaw kay, di ko teg, amul lu mu doon ragal, amul lu mu ci doon seet, amul lenn, mais réalité boobu ak dëgg googu nekkoon ci papaam, loolu daf ko gën a touché au delà lim nekk doomam, mais da ko doon xool ci côté góor, homme. mun wax ne am na lu jafe tey jii lu mel noonu mu mun ko gis ci góoru tey jii di am. voilà, donc Aline vai avanti. E queste cose sono le cose principali. Poi dovrei stare qua a elencare tante cose. Ma Ecco, queste due cose sono le cose allora cioè, più o meno hanno capito quello che pensi, e penso che anche tue sorelle, tua mamma la pensa nello stesso modo. Quindi andremo avanti. Defe naa ne li ma ko wax mooy moom noonu la koy xalaatee, sûrement ay sërëm yi nga xam ne si ñoo bokk ndey ak baay, ñoom tamit noonu lañ koy xalaatee. waaw, ñoom dañoo nekk ñoo xam ne yàlla dafa def ñun ñu jóge Sénégal ñëw ba fii, li Idriss dund man dama ko dund. sama doom ma nga fecc Sardinia tudd Noémie Bintou Guèye. Noémie papaam sénégalais la, yaay ja di italienne, donc ñoom ñoo dund la même chose. mais li ma gën a neex ci ñoom, mu neex ma ci Aline mi, neex ma ci sama doom jee, mooy ñoom ñooñu gën a bëgg Sénégal gën jóge. man sama doom ci lii laa ko yare. sama doom def na ay concours yoo xam ne si ca Sardagne bee lam ba mu nekkee xale bu ndaw, noonu Idriss doon uufe Aline mi, noonu laa doon uufe Noémie di wax ak moom, di ko nettali sama dund, di ko nettali lan laa dund, di ko nettali mettitu Afrique ak nu muy demee. boo tax yenn reewane yi ñu war a def sax sama doom dama ko dindi ci moom. pour wax la benn exemple yow muy xool, dañ doon lekk pomme, da doon lekk mu xàmp ko mu wadd, mu ne du ko lekkat, dañ ko jox bu bees, man ko dama ko doon obligé mu jël ko lekk ko. xamal ko pomme boobu am na xale yoo xam ne amuñu lu ñuy lekk, amuñu lu ñuy naan. sama doom jàng loolu, moo tax concours bu ñu koy def moo jël premier journal ba ca Sardagne ba fa gën a ngand à la une lañ ko def tegal ko, parce que dafa taxaw mu xale bu ndaw tegal leen théorie boo xam ne si vraiment parents ya fa nekkoon nag
jury ba fa nekkoon ñoom ñëpp dañoo waaru ci xale boobu li mu leen nettali kooku bàyyam moo ko nettali Idriss noonu la doon doxale ak ñoom Adine ñi ak ñoom Hadija ak sërëm yi am yëpp voilà donc avrai capito quello che ho detto che io ho una figlia Sì, ho capito. di nome Ho Noemi capito Bintou che hai Gueye la figlia, sì. ecco che vive in Sardegna che aveva Ti vinto ama un bene, concorso grazie, ho capito. ok avevo educato lei come Idrissa vi ha educate. Lei ha vinto un concorso grazie ai racconti dalla sofferenza che ci può stare in Africa. Un giorno, come l'ho detto adesso, no? Ha morsicato una mela che era accaduta e lei voleva una nuova. No, gli ho detto no, devi raccoglierlo per terra e mangiarlo, perché c'è chi delle bambine come te che stanno in Africa che non l'avrebbero andato a cercare anche nei pozzi. Hai capito? Ecco, lei ha vinto questo concorso quando ha raccontato questa storia che suo padre aveva inculcato, aveva raccontato queste robe qua. Oggi la sta raccontando a sua figlia, per dirti un po' come funziona. Dunque, Mashallah. Idriss ha fatto bene e sono veramente contento della tua, dell'apertura che hanno le tue sorelle. Questo si vede che viene da vostro padre. Adesso parliamo di quello che succederà il 17 a Brescia. Che cosa succederà? Come è nata questa storia qua? Come che Youssou N'Dour, che era un amico di tuo padre, io mi ricordo un anno e mezzo fa, lui stesso mi aveva mandato le foto, l'ultima volta che Youssou era venuto qui a Milano, lui era lì, mi aveva mandato le foto, ok? E questa volta è andato com'è. Com'è nata questa collaborazione? Com'è nato che, il fatto che Youssou dovrà venire a cantare in onore di tuo padre? Allora, come già hai anticipato, appunto Youssou N'Dour era un amico di mio padre e la verità su come è nata la cosa è stato un accordo che ho preso io insieme a Youssou N'Dour e appunto di tutti i suoi collaboratori. Abbiamo deciso di fare questo concerto in onore di mio papà, appunto poco dopo un anno della sua scomparsa. E abbiamo deciso di rendergli omaggio invitando appunto Youssou N'Dour, perché oltre a essere un suo grande amico è anche un cantante che a mio padre è sempre piaciuto. Di conseguenza abbiamo scelto di invitarlo e abbiamo scelto come località Brescia, appunto perché mio padre ha vissuto praticamente tutta la sua vita qui. Di conseguenza è un modo per omaggiarlo, per fare in modo che tutte le persone che gli hanno voluto bene, che l'hanno conosciuto, possano venire e ricordarlo attraverso la musica, in particolare la musica senegalese, che ha sempre apprezzato, come qualsiasi tipo di musica, però in particolare quella senegalese e il reggae. E quindi per questo abbiamo deciso di omaggiarlo con la presenza di ecco Adine nee na dama ko laaj lan rapport bu nga xam ne si lu tax ñu choisir Youssou N'Dour mi nga xam ne vraiment xaritu papaam la woon, parce que ni ma ko waxee sànq bi Youssou bi mujjee ñëw fii ci Milan, je me rappelle Idriss yónnee woon na ma ay photo moom ci boppam yoo xam def na ko ak Youssou te def ko collaboré na ak Youssou, donc rapport am ak Youssou du way moo leen boole, liggéey na ak moom, am nañ ay relation, donc yu bare wax na ma ko, mais pour wax la que ne ñaar ñi xamante woon nañ bu baax. Boo gisee Youssou N'Dour nangu sax ñëw fii war a def hommage ci frère am boobu, donc muy lu rafet lu mu def, ndax kóllëre goo xam ne amoon na ko ak Idriss. Moom mii tamit di doomam nee na li tax ñu tànn ko, gis na kóllëre googu nga xam ne si amoon na ci diggante baayam ak Youssou N'Dour. ñu xool Afrique ak nu mën a def ak Youssou ak papaam ni mu bëggee woon Youssou ak ni mu bëggee woon musique Youssou N'Dour, donc moo tax ñoom en quelques mots ñoom moom mi mu dox
dox bi pour que wax ak Youssou ak ñi ànd ak Youssou pour ñu ñëw rendre hommage à son père. ok léegi yow nijaay ji la ñuy waxal par le contour am Pape. loolu ñu wax def naa leer na def naa ne yow xam nga rapport bi Youssou amoon ak Idriss lan nga ci mën a dolli ba tey jii yàlla def le 17 incha allahu rabbi foofu ci Brescia Youssou Ndour war a ñëw toroxal fa seytaane loo ciy wax. waaw en dehors de rapport affectif bi bu réciproque nag seen diggante loolu moom mun naa ko seede. amoon nañu lu gën a important mooy rapport professionnel bi. te loolu dooma ko dama doon seede. parce que Youssou Ndour bu muy monter RFM rajo xalaatul loon kenn parce que Youssou Ndour comme on dit rek il aime l'excellence. te fu mu yegg nii excellence bu mu bëgg ak xale ñoon yu wër fépp bi nga xam ne nit mi ngi fa exceller mu wut jël la teg la si wetam boole la si tiimam ba lu muy sàkku si liggéey mu am ko noonu la demee woon nag bu mu bëggoon monter sa rajo mu xalaat jamono jooju Idriss mi ngi fii si sphère médiatique bi nekk télévision ak ce fameux programme Quelli quel calcio Youssou ñëwoon na fa sax def na fa Sénégalais yi te Sénégalais yi daan nañ gis seen bopp si moom mu indi benn nouveau style de communicant surtout si wàllum sport loolu ñëpp xamoon na vraiment xarañam ak touche culturelle beeg professionnalité beeg indi na loolu te damay faral di wax ni Idriss Khadim comme def naa jot nañu si waxtaan boo ma ne la xam nga grand bi DJ la tàmbali. oui. il fut un DJ. comme man. un grand DJ. oui. ah oui très grand DJ. oui. amoon benn rajo fii. nekkoon benn rajo. rajo Brescia bu mu juumul nekk étudiant. boobu mu nekk étudiant. dafa ne moo loolu daan ma ko wax parce que boobu nekk moom mais moom. pour ce voilà pour lijjanti ay affaire am yooyu. dafa dem animé. voilà. bu doon animé nag animation bu doon def comme DJ yi nag loolu lu si dem am ay mën a fay yenn espèce scolastique am ak universitaire am yooyu donc loolu daan nag dimbali donc loolu da ngay gis ne après bu muy doon journaliste à plein temps da ngay gis ni DJ boobu parce que facilité communication boobu il faut nga am jaar-jaar rek pour nga mën ko mën a am te loolu jaar-jaar DJ bi moo ko def donc boo xam ne lépp lu dem si affaire communication daanaka yàlla daf ko defoon ni loolu mbiram la maîtriser ko moo tax bu Youssou Ndour gisee nii Italie day am na benn Sénégalais bi fa nekk vraiment jamono jooju muy déggal le monde paysage audiovisuel culturel international sax waaw si jamono jooju nag dëgg neexul vraiment nag il est le meilleur chaque dimanche nga gis nit ku ñuul di feeñ si biir vraiment heure bu nga xam ne football mi ngi am ñu wax di bàkk Serigne Touba parce que boobu loolu la jaar Serigne Touba boobu noonu la doon duggee waaw jaajëf Serigne Touba waaw kay yàlla muy murit la mu mën ko ko seedal yeneen Serigne Touba wala ko fa murit la vraiment mën naa ko ko seedal voilà donc nag Youssou Ndour dañuy am rapport professionnel te loolu chaque fois ma koy bëgg di wax seede ñi ngi fi ku mel ni Djibi Ndiaye mooy le premier directeur de la rajo moom mën na ma seede si loolu barki dem rek maa ngi koy wax si Facebook bi donc nag moo Djibi ñu nekk di liggéey ba RFM existé ba RFM taxaw Youssou nag am kóllëre si loolu bàyyi ko saa yi Youssou waree ñëw dans l'international à l'international dina ko gëstu nii ko naka grand frère wala bi Idriss tamit pareillement bu demee Sénégal Youssou delloo ko njukkal ba kóllëre boobu donc nag bu ñu yeggee ba fii nag donc rafetlu rek bu dul xale yi initiative bi ñu am xam maa leen wax ne man yëguma ko woon man maa xëy rek moom addi bu lépp sottee si la ma ma rafetlu nag vraiment moom tamit muy xale bu jàmbaare non jàmbaar la di caatu Adine jàmbaar la di caatu papam bëgg papam fonk papam cëral papam waaw
moom ñoom ñëpp la daanaka sax ñoom ñëpp noonu la ñuy mel. waaye caat rek xam nga caat moom mooy gën a jege baay bi. mu yar leen si diine. yar leen si ay valeur vraiment yar leen vraiment parce que ñun ay làkkat lañ ay soose lañu. waaw dama koy faral di wax. ay soose lañu ay ñaancoo lañu. waaw donc nag am ay valeurs yu nekk su ñun. ay valeurs nit yu am jom. nit yu ragalul dara. waaw nit yu vraiment macha allah daal ñi nga xam ne daal suñu waajur yu tàggat nañu. si war a mën a nekk ak benn feet doomu aadama. mu ngi noonu muy tubaab. muy japonais. muy xeet bu ne. ça se voit on est à l'aise avec tout le monde. ça se te voit loolu moom defe naa ni moom wane na ko. Idriss ce sont vivants doomam yi nga xam ne tamit ñi ngi yore flambeau bi. ñoom tamit ñu koy wane ñun tamit suñu wàll daal ñi ngi góorgóorlu. nañ ko bàyyi mi ngi noonu góorgóorlu vraiment ba tax na ni image bi nga xam ne bàyyi na ko fi. way image boobu bu ñu ko réewu siwul ñu yëkkati ko. waaw kay mi ngi noonu man daf ma daan wax naan ma may boy dama la faa. ma ne ko may grand yow nan nga ma mën a waxe man yow nga siiw yaa siiw ci réew mi naan mu naan ma xool boy yow gis nga bu ma delluwaat année ne yow lay bëgg a mel mais Idriss daf ma doon émotionné donc muy koo xam ne si man dama sawar ci wax ci moom duma tay ci wax ci moom vraiment Youssou Ndour war a jógee Sénégal ñëw rendre ko hommage boobu man moo tax ma sonn ci nii vraiment ni ma ci sonne nii ci promotion bi pour soirée boobu ah Idriss sama waay la Youssou sama waay la donc ñoom ñaar boo leen boolee mooy égal tasal tojal sa bopp jëlal sa énergie yëpp nga def ko ci te loolu laa koy defee leen xaar le 17 août Adine lan moo war a xew foofu che succederà? Fai un messaggio in italiano. Allora, il 17 già dalla mattina si inizieranno con omaggiando Youssou Ndour e mio papà al comune di Brescia, in piazza Loggia in particolare. Ci sarà un incontro tra l'associazione anche dei senegalesi di Brescia, la sindaca e la famiglia Sane. Youssou Ndour ovviamente. Youssou Ndour, aspetta un attimo, Youssou Ndour arriverà il 16, ve lo dico, suo manager mi arriveranno il 16, quindi avrete il tempo quel giorno lì di mattina, ci sarà Youssou al comune. di leen wax ne le jour Youssou le 16 lay ñëw moom mi ngi may wax ne ni journée bi di commencé le matin ak ki nga xam ne si mooy maire dëkk ba dinañ daje ak Youssou Ndour am ay affaire yoo xam ne si dañ ko présenté. Ok, vai avanti. Però caro è la mattina del 17 che succederà, non del 16. Sì. Poi di pomeriggio? Dopodiché dalle 19 di sera del 17 agosto appunto ci sarà il concerto al Florida di Ghedi, non lontano da Brescia Centro. Ci sono anche un sacco di hotel in zona per chi dovesse arrivare da lontano. Ah, c'è un hotel lì perché molte persone mi hanno chiesto se c'è un hotel lì, quindi ci sarà un hotel. Ci sono lì. degli hotel però è meglio secondo me cercare su Brescia. E poi ci saranno un sacco di taxi disponibili per portare da Brescia fino a Ghedi, che sono circa 20 minuti. Ok, molto importante questo. loolu am solo la parce que am na ñoo xam ne si woo nañ ma di ma laaj ndax am na hôtel yu nekk foofu parce que Ghedi lañ koy defee du ci biir Brescia da ngay génn tuuti soriwul mais Adine nee na am na ay hôtel yu nekk foofu mën ngeen am hôtel yu nekk ci Brescia aussi mais dina am ay taxi yu bare affaire yoo xam ne si seront à disposition pour mën leen yóbbu ci hôtel yooyu. pour ñi ma doon laaj ndax dina am ay hôtel yu jóge foofu parce que am na ñoo xam dañuy jóge fu sore am ñoo ñuy jóge à l'extérieur di ñëw fii te xamuñu kenn Brescia donc tranquille leen bu ngeen ñëwee foofu am na hôtel yu jege fii concert bi nekk fi Youssou di tëggee wala am na taxi la mën a jël yóbbu la ci Brescia nga xam ne sorewul pour li ngeen di fay gën a moins cher. waaw. Hai capito quello che ho detto, né? Comprendre kay. Ecco, comprendre nga donc yow nanite nga xam nga nu mu demee donc li ma leen wax li ho detto che ci sono delle hotel perché molte persone mi hanno chiesto no se ci sono degli hotel
vicino là dove si fa il concerto, a Chiedi precisamente. Tu mi hai appena detto ci sono dei taxi che potranno accompagnare anche a Brescia, dove potranno trovare degli alberghi che costano meno. Dunque, cosa vogliono in più? Niente. Esattamente. Allora dali un appuntamento per il 17 e ci vedremo tutti là, Quello lo dà inshallah. mio zio più bravo. Ecco, allora ti saluto Adin, tuo zio Pap, con joxal gaay rendez-vous. Sì, Wow, sì, comunque come ha ben precisato la mia nipote Adina, che è stravava, veramente gli faccio tutti i miei complimenti. È bravissima, intanto, no? sinceramente. Mi ha sorpresa per questa iniziativa e noi tutti quanti siamo molto molto fieri di lei. moom nee na kontaan na ci yarbaatam bii nga xam ne si vraiment moo jël vedo in initiative lei bi una yëpp. parte di Idrissa in gamba che propone delle cose di iniziative culturali, quindi noi di famiglia gli auguro tutto il bene del mondo. Quale zio non Che prende vorrebbe questa una parte nipotina così molto come coraggiosa Adin? di suo papà. Ok ragazzi, allora ci Come- diamo appuntamento tutti il 17 perché il tempo è esaurito. Ecco, il tempo stringe. Adin, Ecco. se mi consente un secondo, Mhm. ai Wolof, Oui. le lancio. Vas-y. maa ngi lay gërëm di la sant. Oui. Parce que yow wane nga vraiment li ma jotoon wax si off que li nga sëkk grand bi wane nga toute une reconnaissance delloo nga njukkal wane nga relation yi nga amoon moom vraiment ñu ngi la siy remercier Oui. di la sant di la gërëm yàlla na yàlla fay Devoir la. di ñaan yàlla suba dañ ko bëgg ñaanal ñu ngi ñaan yàlla képp ki ñuy dégg ak ñuy déggul ñuy ñaanal jëmm jooju sunu borom jéggal ko yërëm ko Amin. xare ko àjjana ak ñëpp néew di daal ñu fekk Amin. parce que de son vivant daal Amin. defe naa ni rapport am doomu aadama côté boobu motal na ko sëkk te mën naa seede ni Yeah. bu fekkee loolu rek la suñu xel dal na si moom bu dee xol bu waaye rafet. yàlla borom yi yërmande la xam nañu borom xol bu set la woon borom xol Oui. bu rafet Oui. nee naa la dama koy wax suñu waa kër nee naa la li sama waajur jur moo si gën xol moo si gën a laab xol Oui. waaw loolu moom mun naa ko seet kon nag donc nag defuñu lu dul rek di ñaan yàlla mu suñu xaar borom ko jéggal ko aljana gën a kawe. yërëm ko jéggal ko ay te xaare ko bakkaar. àjjana di jërëm ñaan ko. suñu Ci ñëpp barke ñuy déglu Sëñ kat Tuubaa. ñu ñaanal ko Amin. waaw defal ko di ko fàttelu di ko defal ay ñaan te Amiin. bien vrai hommage musical beeg yooyu yëpp baax na Amiin. mais ñun dañuy ay jullit Oui. te jullit bu laaxoo soxla lu dul ñaan mooy loolu. yaatul ñu loolu Mooy di la sant loolu. di la gërëm mooy loolu donc di ko ñaan képp koo xam ne gis nga vidéo bii nga jàng fukki lixlaas ak benn nga dëj ko suñu doom jooju suñu frère boobu suñu grand frère boobu nekk fële tey ca yow man xiyam di ko ñaanal yàlla accueillir ko ca àjjana yi gën a kawe waaw ndax yàlla bu ko fayee xolam yàlla bu ko fayee li mu defal sénégalais yi fii waxuma la sénégalais mais africain yi li leen Idriss defal fii yàlla na yàlla fay ko xolam bu dee yàlla xol rek lay fay Amiin. Idriss ma nga ca àjjana Amiin. lu wér la Amiin. waaw Amiin. yàlla na yàlla def Amiin. loolu donc lii nga xam Amiin. itam lu rafet la rek Youssou di xaritam war a ñëw seede témoigner ko ñu wax fa ay baax-baaxam xam nga jàppale ko parce que ci àdduna la bokk tamit waaw parce que kóllëre googu moom lay sàmm donc rendez-vous bi le 17 nañ ko daje ñun ñëpp incha allahu rabbi ñu ak Youssou Ndour ñu ànd ak moom mu rendre hommage ñi nga xam ne si xaritam la woon wëllëreem la woon confident la woon lu bari la woon ci moom donc Pape maa ngi lay sant di la gërëm Adin te ringrazio parecchio ci vedremo il 17 incha allahu rabbi ok Inshallah. bene ok Inch'Allah. guys Jërëjëf Ali. merci Merci beaucoup. merci Ciao. beaucoup Grazie. merci léegi nag gars yi moo ngi noonu ñooñ ñooy famille wu Idriss lu waroon la yéen tamit ku ko ci mën a ñaanal nga ñaanal ko waaw lii xaritam bi war a ñëw seet si ko waroon a def tournéem fii war a ñëw tamit taxawu ko fii won àdduna
que ne ñëw leen ngeen déglu xam kan moo doon waaj yi kii fi jóge waaw loolu icône bu mel nii moo ñu ko mën a indil ñu mbooloo moomu parce que Idriss dafa def lu rëy ci Italie ji yéen ñi ne Sénégal wala ci at mën nañ ko xam mais ñun ñi dund fi ak sénégalais ak africain buy dund fi xam ko Idriss xam nga ne il mérite quelqu'un comme Youssou bu mën a ñëw dajale ñëpp ñu ñëw ñu defal ko seede boobu ci kanam àdduna ñu xam ko donc rendez-vous foofu la waxoon naa leen ne dinaa leen wax date yi nga xam ne si mooy étape bi Youssou Ndour def dama bëgg xam nga li wolof di wax tungu ñu teew ñuy nataal Mbaye Gueye Faye doomu daara jooju am na lu mu leen waxoon wax leen ko date par date fan lay jaar déglu leen ko après mu ñëw doog a tëj ak yéen ñu déglu Mbaye Gueye Faye. Il n'y a jamais 203 consommables sans danger. Et xew-xew am na lan la Youssou Ndour et le Super Étoile. Tournée internationale le Madigan the King of African Pop Music, le roi de la musique. moo fas yéene nag sillonné nag Europe yépp nag quoi. Youssou Ndour ndax dina fan lay tàmbalee ma ngay tàmbalee nag Espagne le 2 août. fan El Toro Calvia Porto Adriano Mallorca foofu la Youssou Ndour di tàmbalee tournée bi. Diaspora pare leen bu mu fa jógee Youssou Ndour ne fan la jëm. Le 4 août, Youssou Ndour et son Super Étoile ña nga jëm ca Paris la France kooku nag concert plein air la fan lay amee ma ngay amee Lille Saint-Denis et bu ko kenn raté kon nag waa Paris waa France ak li ko wër pare leen waaye nag le 6 août Youssou Ndour ne fan la jëm bëgg a jëm nag Oslo foofu nag moom mooy Norway. August 6 August Youssou Ndour ak Super Étoile ca Oslo Norway et Centrum people from Sénégambia déggal lii et jàppal lii dama ne nag 7 August maanaam le 7 août Youssou Ndour fan la jëm ma nga jëm nag Denmark Copenhagen fan lay amee ma ngay amee nag ca Imagère Bio foofu lay am with the king of African pop music kon waa Denmark waa Copenhagen ak li ko wër yéen ñëpp jàpp leen nag August 7 Youssou Ndour ca Imagère. mais my people let me tell you something Gambian people Senegalese people pare leen de waa ji nee na pareegul. August 9 maanaam le 9 août fan la ñu ne Uppsala Concert and Congress lii dana xumba dana neex wit Youssou Ndour rek ay fecc la ba daal di tëdd ci suuf ñu ne August 10 maanaam le 10 août Youssou Ndour ma nga jëm Malmö ba tey Sweden fan lay amee ma ngay amee Malmö Festival wit Youssou Ndour is gonna be all right jàppal de August 10 Youssou Ndour ca Malmö Sweden Malmö Festival Youssou Ndour daal di ne ba tey pareegul am telling you my people is gonna be hot maanaam le 11 août August Youssou Ndour ma nga jëm nag ca Vienne Autriche maanaam Vienne Austria Festival Danube Island foofu la Youssou Ndour jëm fan lay amee ma ngay amee nag beach volleyball Platz foofu lay xewee ak Youssou Ndour ba tey waaye nag jàppal lii le 13 août maanaam August 3 Youssou Ndour ma nga jëm Edinburgh Scotland lu wër Angleterre bés boobu nag August 3 yéen ñëpp da ngeen di àndoon nag daal di dem nag Edinburgh Scotland di ngeen fa fekk ku ñuy wax Youssou Ndour ak Super Étoile venu Shahar et lii dina xumb dana neex kon dinaa di dem waaye ci kaw loolu Youssou Ndour nag dafay wàññeekuwaat nag daal di dem fu ñuy wax Tunisia loolu kañ la ñu ne le 15 août Youssou Ndour ma nga jëm festival international bu Carthage festival international de Carthage foofu la Youssou Ndour jëm ak ñu ko miin bu ñu jógee foofu nag Youssou Ndour ne fan la jëm ma nga jëm nag Brescia Italie le 17 août nag loolu moom mooy tëj tournée internationale bi fan lay tëjee ma ngay tëjee nag ca Brescia comment stai tutto buono tutto a posto kon nag lépp lu wër Italie ñëpp nag le 17 août nañuy dem nag ca Brescia fan lay am Venu Florida ak Youssou Ndour bu ko kenn raté tournée internationale avec le roi de la musique africaine the king of African pop music Mr Youssou Ndour. Merci. voilà Mbaye waxal leen ko boppam te kooku moom mooy directeur d'orchestre bi kooku mooy ki nga xam moo yor xorom si fu ñu siy taxaw Super Étoile fu ñu toog
mbay bu ñëwee mooy jël maaj ba mooy jëngal affaire yi moo leen di introduire gaynde gi mbala muy dugg si kooku wax na leen dat yépp fi ñu war a jaar xam nga dem maa ngi leen di wax benn affaire ne leen waa ji bi yoon dafa décider bégal Europe yépp xam nga loolu lu ma ci jublu woon mooy xam nga bu doon Italie rek lay tëgg ñu mën ne non man dama nekk Angleterre dama sori kenn dama nekk Danemark kenn dama nekk Norvège kenn Paris laa nekk donc pour ma mën a ñëw Italie day sore mais waa ji daf ko distribuer Norvège ak Hollande ak Angleterre ak Paris ak Italie ak dina dem sax ba Tunisie ci festivalu Carthage boobu dellu si waat ci Europe doog àggale ñuy ñëw fii muy dernier date bi fii ci Italie donc bi yoon defe naa ne ni ngeen ko nammee woon fu nekk ñi gën a jege Italie ñëpp nañ ñëw ñi gën a jege Paris ñëpp dem Paris ñi gën a jege Norvège ak lépp donc lay amu fi kenn du ne Youssou Ndour at mii kat bu ñëwoon côté yi lu tax ñëwul fii waroon na fee ñëw namoon nañ ko loolu yëpp defe naa ne tournée bii loolu ngeen dégg mbay wax leen ko jël leen numéro yi dem gis ngeen ko dina dem fële ci Paris le 4 bi ak li nga xam mooy Jeux olympiques yi soirée boo xam ne si vraiment ñu déj ko Sénégal loolu dama leen doon wax ne waa ji fi mu yóbbu turu Sénégal ak ce qui représente pour notre pays ak non Youssou bokk ci donc yow amootoo lay Youssou Ndour moom dafa naa ne bi yoon lépp mat na waaw ne bu njëkk day ñëw ne Paris lay dem def Bercy ka nekk Italie léegi non dafa xaw a sori kee nekk fële ñi am na jóge Amérique sax Australie di ñëw mais am na ñoo xam day sori bi yoon nag da leen ko distribuer tasal leen ko ci Europe bi nga xam ne kenn boo ratee bii rek mën nga récupérer fee boo ratee bee mën nga récupérer fee mais nag man Italie laa nekk Italie laa faral te sama grand bi nga xam ne si moom la ñëw di rendre hommage muy Idrissa mi ngeen dégg Adine Sané mi ak Pape Sané di frère am kii di doomam di caatam lii ñu wax dafa naa ne man mooy soirée bi nga xam ne ci laay gën a focus donc den ko rappeler le 17 août incha allah rabbi fee ca Brescia ngeen ñëw teel a ñëw jël seen billet comme ni ma ko waxee nga toog ci sa table ndànk jàkkaarloo gaynde gi mu toj foofu rajax xanaa wax day jeex waaw kay léegi nag surprise bi ma leen bëgg a defal mooy naa leen bëgg a tegal ci di leen tàggu mais vidéo yi ci topp ay séquences la yoo xam ne pour wax leen le gars qui est et toutes ces choses là te am na benn bonus bu cay topp am na japonais boo xam ne def na loo xam ne si li ma leen wax ne waa ji bokkul ak gars yi képp ku koy tëkkale kenn ci waykat ci Afrique laa la wax da ngaa yab da ngaa yab ko ku koy tëkkale ak diw wala diw vraiment xamoo lenn ci aar xamoo lenn ci way Youssou Ndour icône la Youssou Ndour dañ ko war a préserver Youssou Ndour ka bëgg ka bañ sax xam na ne bokkul ci gars yi waaw te da ngeen koy gis ci image yi ngeen di gis tubaab yi ñoom ñi déggul lu muy wax sax ñoom ñoo ñu gën a valoriser suñu artiste bi mais sénégalais yow leen waa ji honoris causa bii mu jëli barki démb jëlewoon na ko Amérique fu nekk Youssou Ndour dafa am benn affaire bu ma leen bëgg a wax barki dem maa ngi dégg ci TFM Cheikh Yérim Seck wax benn wax bu am solo di ko wax suñu gouvernement yee leen wax nañ dem ñu jàngi français nañ wut ay coach ñu leen di jàngal pour que buñ demee à l'international ñuy wax gis nga loolu Youssou Ndour dafa incarné Youssou Ndour école primaire la yam mais Youssou tey bu taxawee di wax ca université ba anglais lay wax Youssou Ndour ci ay concert am da ngay anglais Mbaye Gueye sax da ngay dégg anglais yu wér lay lakk Youssou Ndour day tenir ay discours en français yoo xam ne si da ngay jommi da nga naan mais kii académique la académicien la waaw gis ay nit yu génne ENAM nga lakkal ay français yoo xam ne si la yàlla xam doy na donc jàng loolu leen Cheikh Yérim waxoon boo dee da ngay dem di saafonte ak àdduna da nga war a wàcce sa bopp dem di jàng bu ragal école du jeex jàng du jeex Youssou tey dafa mel ne gis nga honoris causa yooyu ñu ko lauréat yooyu ñu ko jox mais da ko mérité parce qu'il parle correctement le français l'anglais ak wolof ba muy ba mu naam
mais kooku wan na leen ne boo toogee wàccee sa bopp toog ñu lay jàngal di la coacher di nga dem ba agsi ci niveau boobu. loolu la Cheikh Yérim doon wax bërki dem te Youssou Ndour mi exemple la ci te pourtant yàqul dara ci dara jàmm waaw fu mu taxaw làkk anglais nga ne eskay mbay gay làkk nga ne eskay fu mu làkk français nga ne eskay te pourtant français yi ñuy làkk tey anglais ñuy làkk jàngiwuñu ci école yee mais wàccee seen bopp limiter seen bopp am ñu leen di coacher xam ne dañuy dajeek ay nit ci àdduna bi ay ponkal war a mën a dialoguer ak ñoom duñ soxla sax intermédiaire parce que am na discours yoo xam ne boo koy def entre yenn personnalité yi soxlawoo kenn di ñëw di xam lu ngeen wax yéen ñaar foofu la Cheikh Yérim doon waxee te Youssou Ndour mi incarné la loolu exemple la ci kon nag gars yi xool leen li ci des en attendant ma jox leen rendez-vous le 17 août bii fii ci Brescia à partir de 19h ok gaynde gi ñëw xam nga li ci topp xam ngeen ko défulé way ñu rendre hommage ki ñu war a rendre hommage muy suñ mag jooju suñ xarit boobu ki nga xam ne si moo sagal der bu ñuul fii ci Italie waaw kay muy Idriss Sané kon nag gars yi fii laa yem ak yéen di leen jox rendez-vous bu ci jour ba ma leen ko promettre woon il fallait ma def ko waaw kay kii dafa mérité lu bari comme yi ngi rendre honneur et mérité lu bari donc nee naa la ñaari gaynde waaw kee dem na kii ñëw ne ko xoolal jóge nga fi mel maa ngi fi waaw kay ba ci fan yi incha allah xool leen lii ci Youssou ma jigéen Ndour ba jour ba ñu daje fu ñun ñëpp maa ngi leen koy xaar ñun ñëpp ñu ngi leen di xaar ñuy toroxal seytaane xanaa wax day jeex peace and love Khadim Gueye TV la tudd boo ci wéyoon nag ci na nga ko def yar ak teggin laajal vidéo bi bu dee sa baaraam bi méttiwul Youssou jar na lu ëpp loolu waaw kay peace. Youssou maa jigéen Ndour El Maestro la jeunesse vous remercie. Thank you. Jërëjëf. Merci des espoirs de la banlieue. Je signale que également M. Franck Pascalini, président de John Cockerill Service, sera également dans le panel. Nous saluons Mme Alfassi, sëñ bi ñu ngi lay ziar di la nuyu pour votre présence ak sa taxawaay si lépp luy doxal réew mi jërëjëf si. Alors, la première personne à prendre la parole ce matin, je le disais tout à l'heure, mon frère Kamou, rien que l'évocation de son nom suscite l'intérêt et attire les regards vers le Sénégal. Avec une voix d'or, chanteur connu à travers le monde, star planétaire, ambassadeur de la culture sénégalaise, chef d'entreprise, ministre et non moins enfant de la Médina. Je ne vais pas vous citer son nom, je vais juste vous demander de l'accueillir comme il se doit. C'est le président de la fondation qui porte son nom pour les industries culturelles et créatives. Merci beaucoup Ibrahima. Je disais tout à l'heure que les discours ont été faits tout à l'heure avec la prestation majestueuse de ces jeunes de Pikine qui ont très bien résumé ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer la mémoire d'une personne qui a marqué le monde et qui est disparue hier. Je veux nommer Tina Turner. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de partager des moments avec elle. C'était une grande dame, une grande force,
qui a montré que, comme on dit au Sénégal ici, Góor baax na, jigéen baax na. Et je salue sa mémoire. Je salue aussi la présence de Mame Alpha Sy Malick avant de commencer mon discours. Nous sommes ici réunis sous la présidence du ministre de l'Artisanat et de la Transformation, mon petit frère. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers participants et invités à vos titres, rangs et qualités. Avec un immense plaisir et une profonde gratitude, c'est avec un immense plaisir et une profonde gratitude que je vous accueille aujourd'hui ici à Dakar pour le Forum africain sur les industries culturelles et créatives, ICC. Nous nous rassemblons ici dans un esprit d'unité et de collaboration, conscients du potentiel extraordinaire que les ICC offrent à la jeunesse sénégalaise, à la jeunesse africaine et à l'ensemble de notre continent. Le contexte dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui est crucial pour comprendre l'importance de notre mission. Les ICC sont désormais reconnus comme une source vitale d'indépendance économique, de création d'emplois, de cohésion sociale et de bien-être. Elles sont le reflet de notre riche patrimoine culturel et du dynamisme de notre population jeune et talentueuse. Pourtant, malgré leurs immenses potentiels, nos industries culturelles et créatives demeurent fragmentées et mal soutenues. Il est temps de changer cela. Il est temps de construire des ponts, de forger des partenariats solides et de créer des conditions propices à l'émergence et la prospérité de nos industries culturelles et créatives. C'est précisément l'objectif de ce forum. Nous sommes réunis ici pour renforcer le positionnement des ICS au Sénégal. Nous mettrons l'accent sur les partenariats opérationnels et sur le dialogue interculturel, interdisciplinaire et intersectoriel. Permettez-moi de dire qu'au cours de ces prochains jours, nous aurons l'opportunité de partager des exemples concrets de partenariats réussis à tous les niveaux. La création de la production, de la formation, au financement, de la gestion et aux débouchés. Ce forum est un lieu de convergence où les experts, les acteurs, les investisseurs potentiels se rencontrent pour échanger des idées, partager des expériences et tracer la voie vers un avenir meilleur pour nos industries culturelles et créatives. C'est ici que les bonnes pratiques seront partagées et que les obstacles seront identifiés et que les opportunités seront saisies. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment charnière de notre histoire. La jeunesse sénégalaise, la jeunesse africaine attendent de nous que nous leur offrirons un avenir où leurs talents créatifs peuvent s'épanouir et où leurs rêves peuvent se réaliser. En unissant nos forces, en créant des synergies et en encourageant l'innovation, nous pouvons ouvrir la voie à un avenir radieux pour nos industries culturelles et créatives. Je vous encourage donc à participer activement au panel, aux discussions et aux rencontres qui auront lieu au cours de ce forum. Permettez-moi de conclure en exprimant ma sincère gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce forum, en particulier aux organisateurs, aux experts, aux acteurs et aux investisseurs présents aujourd'hui. Permettez-moi aussi de magnifier le rôle et l'apport de l'ambassade du Royaume de Belgique et de l'Union européenne qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette rencontre. Je ne saurais terminer sans remercier
Son Excellence, Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a sensibilisé et mobilisé tous les acteurs et tous les acteurs institutionnels à travers le ministère de la Culture et le ministère de l'Artisanat et ses démembrements, grâce à l'apport inestimable aussi de M. El Hadj Kassé, ministre conseiller auprès de son Excellence. Je vous souhaite à tous un forum fructueux et stimulant et je suis convaincu que les résultats de nos échanges ici à Dakar ouvriront la voie à un avenir radieux pour nos jeunes, pour nos industries culturelles et créatives et pour notre continent tout entier. Je vous remercie. Nous sommes en train d'être suivis en direct. Je voudrais juste faire quelques mots en wolof. Jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu di leen sant ci teewaay bi tey dama kontaan lool ci li ñu daje fii pour mën a màggal li nga xam ni que opportunité bu mag la ci wàllu xëyum ndaw yi. Contexte bi ñu koy waxee nag dafa nekk contexte boo xam ni question bi ñëpp lañ ko posé ndax ñëpp xam nañu ne que li nga xam ne mooy xëyu ndaw yi moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne Afrique am na ko tey te ñu gis ne que ci wàll wi am na opportunité bu mag bu ñu mën a créer emploi tàggat xale yi doxal seen xel comme ni ñu ko waxee léegi mu mën a indi ay njariñ pour seen avenir te gis nañu ne que industrie culturelle et créative yi aussi li muy am dayoo yëpp am soutien waaye des na te bëgg nañu ñu yokk ko kon forum bi nga xam ne ñi ngi koy am fii ci Ndakaaru nekk na forum boo xam ne dafay wax ak Sénégal waaye dafay wax ak Afrique yëpp ndax Afrique yëpp ñoo bokk même problème bi forum boo xam ni convergence la maanaam daje la experts yi ñi nga xam ni que dañu seen xam-xam dafa màcc ci wàllu industrie culturelle et créative dañ fiy daje ñi nga xam ni aussi ñoom ñoo koy financer di ci def koom-koom pour mu mën a jur dañ fiy daje pour waxtaan pour seet nan la ñu mën a yokkee pour mën a arriver ak sunu objectif bi nga xam ne dañ ko am ñun ñëpp fi mu ne nag histoire Afrique benn question rek la ñu am nan la ñu mën a def ba nit ñi retrouver seen dignité mooy maanaam gis nañ ne que Afrique lu ëpp ci population bi amuñu sax lu ëpp ñaar fukki at ak juróom kon nag loolu question bu mag la boo xamee ni que war na posé wu ci ñëpp te maa ngi encouragé képp koo xam ne ñëw nga ci forum bi pour waxtaan yi nga xam ne dañ ko war a am ñu amal ko bu baax a baax a baax que bu ñuy jóge ci forum bi tamit ñu jóge fi ak ay résultats yoo xam ni que am na solo maa ngi remercier ambassade Belgique royaume Belgique di remercier Union européenne di remercier nag remerciement boo xamee ni que bu am solo la son excellence monsieur Macky Sall président de la République ndax bi mu yëgee mbir mi daf ñu recevoir au nom de la fondation wax ni mu ko yitteelee wax aussi li nga xamee ni que moom la ci yaakaar mobiliser équipe yëpp ba nga xamee ni que ministères yi ak agence yeeg li nga xamee ni que moom mooy direction yi pour ñu jàpp ci forum bi pour wane ne que Sénégal aussi am na initiative bu mag boo xamee ni que yàlla def na ci sunu loxo la jaare ci remercier bu baax nag El Hadj Kassé ministre conseiller bi nga xamee ni moo nekk ci wetu président de la République te moom moo doon sunu njaati gi ci lii nga xamee ni que moom la ñu def maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal que ne forum bi nga xamee ni ubbi nañ ko tey mu jur ay njariñ pour Sénégal pour Afrique waaye pour ndaw yi nga xamee ni que ñoo nekk ci Afrique yëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant. dama sa benn xarit. ku wet xam sa bopp. ma ne ko léeg-léeg ma dégg ñu naan ay grand bi daa war a bàyyi way ma leen na xale yi liggéey luy tax mu bàyyi. ma ne ko leen rek moo ko fi bàyyi ba tey Youssou Ndour 78 ba léegi mooy bëgg na liggéey xam na moom mooy kan pare jox na cër musique bi. waaw li nga nekk boo ko joxee cër rek mu feeñ. dëgg la. nee na aar kenn du ko foowee. daaw la nga jë tëgg. mu tëggee keroog musée des civilisations
li nekkoon ci biir sax moo di nekk ci biir ba mu ne daf koy tëggaat samedi bii di ñëw pour ñi duggul woon mën a dugg te daaw tam noonu la defoon ba mu tëggee arena 15000 places. ñu nekkoon ci biti mënuñoo dugg mu tëggaat samedi bi stop fii ci place du souvenir. donc loolu li koy may li ma bëgg wax nii mooy conseil la boo xamante ne xëy na ñoom duñ koy mën di ko wax parce que bu ñu waxee ñoom fu ñu leen féete la waaye ñun sañ nañ koo wax parce que ci la ñuy liggéey xale bu ci bëgg def comme Youssou Ndour li muy def nii ci wàllu way liggéeyal di nga liggéey te di nga moom sa bopp te di nga denc sa bopp te di ngay noppalu ko te di nga denc sa bopp te di ngay noppalu ko kenn du la xamal Youssou Ndour kenn mënu la fan lay yeewoo actuellement ci Sénégal kenn mënu la fii lay dëkk te du ko caaxaane sax ah. parce que liggéey boo ci nekkee aussi da ngay moom sa bopp te da ngay liggéey te liggéey doo taxaw naan liggéey naa mbër taxaw naan dama entraîné ba sonn boo summee ko ñu xam daa entraîné nga donc nañu xale yi gën a góorgóorlu ci musique bi Youssou Ndour bàyyeegul musique de bàyyeegul de xanaa musique bàyyi ko waaye moom bàyyeegul donc nañ liggéey te bàyyi wax ji xale yëpp nag képp kuy musique ci Sénégal léeg-léeg xale génne benn clip rek yaakaar ne egg na génne benn clip ba toj rek forom mu ñu ne yaa ngi ne nga yaakaar ne fa la musique yi am musique yi amul foofu de 78 ba léegi mu ngi musique bi mu njëkkee am disque d'or dans les années 94 bañ ko waxee sa disque d'or bi dafa ne ba léegi liggéey gu ma man commencé gu ma te fu mu ne xale bu fi amoon disque d'or da ngay jàpp ne fa la musique yi am dem na way na ba dégg docteur honoris causa maanaam mu ngi au cappaacoli bi Youssou Ndour Mr. or Monsieur Youssou Ndour. Doctorate recipients are recognized for their achievements in the arts, as well as for their enduring contributions to the cultural and artistic fabric of the world. In the last 5 years, Berkeley Valencia has awarded honorary doctorates to Imogen Heap, Lila Downs, Gilberto Gil, Alberto Iglesias, and Yvette Noel Schur. Renowned for his fusion of traditional Senegalese mbalax with diverse global influences, Youssou Ndour is one of the most celebrated African musicians in history. His voice resonates with power and purpose, presenting the ancient griot traditions of Senegal in a fresh light while also carrying political and social messages across Africa to the wider world. Born in Dakar, Senegal in 1959, Ndour began singing at religious ceremonies and quickly gained prominence. At the age of 16, he joined the Star Band de Dakar, where he played a pivotal role in pioneering mbalax, a genre that combines Senegalese traditional forms with modern elements. In 1977, Ndour formed Étoile de Dakar, which later became Super Étoile de Dakar. Under his leadership, the group further Africanized and popularized mbalax with lyrics that emphasize the importance of preserving African cultural identity in an interconnected world. The band performed across Europe and North America, collaborating with artists such as Peter Gabriel and participating in the Human Rights Now tour and other events. Ndour's solo career skyrocketed with the release of his 1994 album, The Guide, Womit, leading to global recognition. He then focused on initiatives in Senegal, establishing a recording studio, a record label, a media organization, and a network of internet cafes. Ndour continued to engage internationally, organizing the Great African Ball and releasing numerous acclaimed albums, including 2004's Egypt, which earned him a Grammy Award. In 2012, he served as Senegal's Minister for Culture and Tourism under President Macky Sall. Throughout his career, Ndour has used his voice to advocate for social change. In 2008, he joined the Fondation Chirac's Honor Committee and founded the microfinance organization Birama. The following year, he released the song Wake Up under a Creative Commons license to help bring open source health applications to Africa. He's also a member of the Canadian charity Artists Against Racism and a supporter of the campaign for the establishment of a United Nations Parliamentary Assembly. In 2017, Ndour was awarded the Premium Imperial for music by the Japan Art Association. He has also been honored at the Danish Music Awards, Montreal's International Jazz Festival, the Edison Awards, La Mar de Musicas, the MOBO Awards, and Sweden's Polar Music Prize. It is for his work in defining the music of the late 20th and early 21st centuries,
for bringing the music and traditions of Senegal to an international audience, and for his influence on generations of musicians through philanthropy and activism, that we welcome Youssou N'Dour into the Berkeley family by presenting him with an honorary doctorate of music. Monsieur N'Dour. dañ ma jékki-jékki ñu woo ma télé ba ni ma wuyul Youssou en 2011 le 11 avril 2011 je suis parti mu ne ma bon télé bi mu ne ma dama la gisul ci sa yëf lii sa yëf la njaboot gi sa njaboot la dama am benn concept d'émission bu tudd yeewu leen dama bëgg jël baama mu defal la formation en météorologie ngay présenter météo parce que présentateur météo yi dañ leen di former rek mu jox waa ji di ñëw télé ba di ma former pendant 1 mois xaw ma 2 mois ma ñëw foofu mu naan ma nii parce que affaire bi da ngay naan set Louga Kaolack Dakar def nii après gars yi teg affaire yi nekk yooyu mu may former ci temps bi nangam waa direction météorologie di ñu envoyé affaire yi Youssou Ndour moo ma defal loolu. mu ne ma ne ko bon grand bàyyi ma essayer parce que damay voyager sama tournage mu ne ma essayer woo dara embauché leen ko kilifa nga ci dëkk bi jëlal sa kayitu embauchement nga dugal ko ci banque yi ñu jox la xaalis nga tabax kër loolu laa bëgg. il m'a boosté encouragé ba ma am kër voilà c'est lui. C'est lui. Il ne m'a jamais lâché, Youssou Ndour. Sincèrement. Bokkuñu ndey bokkuñu baay mais il a été toujours là pour moi. dañ ma jékki-jékki ñu. Yi jamonoy ci jamono dafa wuute suñu jamono maam yi ñoom dañoo déggoo woon ayoo. Le Sénégal est une terre de sport. Vous êtes passionné de sport. Que représentent les JO pour vous? Le JO représente un moment d'apaisement dans les esprits, dans le corps. C'est le seul moment où je pense les gens écoutent leur corps. Et c'est un moment formidable où il y a une jonction de tous les pays qui se retrouvent. Et c'est un moment extraordinaire et on voit tous les sports. On n'a pas de sport favori. Le scrim, par exemple, je découvre. C'est quelque chose que j'adore. Quelles sont pour vous les valeurs de l'olympisme? Les valeurs de l'olympisme, c'est d'abord la solidarité, l'équité, c'est-à-dire, bon voilà, à ce moment-là, tout le monde a les mêmes chances et on voit. L'esprit du sport aussi, c'est quelque chose de très important qui apaise, surtout actuellement, le fair play. Donc ce sont des valeurs qui sont là et qui nous manquent des fois
communion, solidarité et paix. Youssou N'Dour, ce sont justement des valeurs que l'on retrouve dans votre musique. Ah oui, avec la musique, c'est d'abord sortir des choses par rapport à la société. Notre musique a toutes ces valeurs-là et c'est pour cela que c'est tellement proche de la culture et le sport. Est-ce que vous avez en tête l'une de vos chansons qui justement défend cette identité, ce respect, ce partage? Oui, bon, j'en ai tellement. Hein. C'est peut-être pas une chanson très très connue dans le monde entier parce que je chante en wolof, mais il y a des chansons qui parlent de la communion. J'ai une chanson qui s'appelle Jam, la paix. C'est une chanson qui me revient tout de suite quand on parle de communion et tout. Je pense que c'est important. One day, woo, woo, we woo, woo, we woo. Say it one day. Yeah. I will touch this tender wall till I know I'm home again. C'est trop fort. On l'entend plus. Voilà. Vas-y. Encore, vas-y. Voilà. Hiro. Ok. Yes. Toxic. Which countries make toxic waste? Why should they send it to me? Hey, more countries know toxic waste. Why should they accept it? But it's making me go how wow. Me very cool and go. Wow, the good. La la. Wow. La. Begin to say no. Next one. Set. Hirotaka.
Wow. Bamako, maybe. Bamako. asalaamaaleykum Sénégal sénégalais yi fu ngeen toll ci àdduna Khadim Gueye le Saint-Louisien dellu si na ak nouvelle bu neex waay lu xew ak fan lay xewee Brescia lay xewee le grand bal su ma nee grand bal nag moom xam ngeen kan laay wax mooy doomi ndey soxna jooju ak Ilimaan kañ la le 17 août 2024 inchallah rabbi foofu ca Brescia pour la première fois Youssou Ndour ak le Super Étoile au grand complet ñëw bégal sénégalais yi rendre hommage ki nga xam ne si mooy son frère le grand journaliste Idrissa Sané yàlla na suuf sedd ci kawam Hadija Sané ak famille wu Idriss yépp ñu ngi leen bay xaar ñu ànd ak Youssou Ndour toroxal seytaan foofu toj dellu leen fàttali date bi le 17 août 2024 ca Brescia infoline bu dee numéro italien la 347 997 63 36 wala 00221 77 729 12 62 wooteel ci numéro yooyu jënd bi balaa gaaw bala muy jeex waaw kay entrée ba nag normal 70 € la VIP 165 €, balcon 110 €. kon nag gars yi woote leen jël léegi billet bi bala mu yeex góorgóorlu rek kon sama gars yi rendez-vous bi le 17 août la hommage à Idriss Sané Youssou ak le grand bal Super Étoile ñoom ñëpp wàcc si Italie gi ñu bégal leen ci été bi plein air lay doon nag wooteel ci numéro bi bu la neexee ñu téyel sa table nga ñëw toog ndànk jàkkaarloo waa ji le king mu bégal leen yëngal Italie waaw kay ñu toj ko rajax sama waa ji nee na namu ca yabu ca ku mu ca ba ma mëcal kon nag gars yi foofu laay yam lépp nag à partir de 19h lay am foofu ca Brescia kon nag teel leen a jënd seen billet moo gën a wóor de ngeen teel a ñëw am place yu baax jàkkaarloo gaynde gi mu toroxal seytaane